حلى آدمي خلافة ملكية حلى آدمي خلافة ملكية متى أدركتناني زمان بلية. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu ñëpp maa ngi tudd Gora Diagne doon conseil municipal ci mairie bu Thiénaba doon président commission énergie membre commission domaniale loolu laa nekkee fii ci mairie bi ci ginnaaw maire monsieur le maire El Hadj Talla Diagne. waaw laaj boobu su ngeen ma si laajee dinaa sawar pour tontu si ndax ay membre commission domaniale la nekk si mairie bi commission domaniale am président am ay membres yoo xamante ni ñoo nekk ci wetu président wàllu suuf nag dafay loo xamante ni fi ne nii ci Sénégal dafa sensible ndax ku bëgg a attaquer nit rek ci suuf ngay jaar comme ni ko maire waxee léegi y a des politiciens yoo xamante ni nii bëgg nañu buzz bëgg a siiw bëgg ñu gis leen wala ñu xam leen ñuy attaquer maire di ko jaar ci suuf mais nag am na loo xamante ni nii attaquer maire la mais attaquer commission attaquer conseil municipal bi la aussi parce que maire c'est le maire de la commune sol casquette politique am wala mu sol casquette maire am mais am na loo xamante ni ci wàllu foncier soo ko tuddee attaqué woo maire commission domaniale bi nga attaqué ku attaqué commission domaniale bi attaqué nga conseil municipal bi parce que conseil municipal bi 46 lañ maire nekk ci ak les 2 adjoints ñi ci des ñëpp di ay membre ay conseil municipal lépp loo xamante ni dogal la buy am ci municipalité bi buy am ci maire bi conseil boobu ñooy réunir dogal bu ñu ciy dogal ñoom ñoo koy dogal lu dul conseil ba réunir ñu manque quorum amuñu quorum suñu amul quorum bu boobaa conseil municipal du am mais nag suñu réunion du am mais te loolu yàlla dimbali nañu ba conseil municipal bi ñu fi nekkee ak tey depuis 2014 jusqu'à nos jours conseil municipal bi musuñu réunir benn yoon bu ñu amul quorum kon ki nga xamante ni dafa ñëw di attaquer conseil municipal bi ni dañoo jël ay suuf jox ko ay kilifa yoo xamante ni ay ministre lañ ci gouvernement Sénégal gouvernement Macky Sall erreur magul loolu ndax la tax erreur magul loolu mooy képp koo xamante ni da nga am suuf soosu tey moo xam muy héritage boo xamante ni da nga ko doon sa baay wala sa maam su boobaa soo ñëwee ni lii dama ko bëggal kayit bëgguñu jox ma ko muy affectation de terre su boobaa la nga mën mooy bind sa demande defar sa plan de masse jox ko conseil municipal bi indi ñëw ci niveau secrétariat déposer ko ñu defal ko numéro enregistré ko conseil municipal ba bis bu réunion amee bis bi ñu réunion am ñu ni dañuy tey jii dañu am séance boo xamante ni dañu jëm ci wàllu foncier su boobaa balaa loolu di am commission domaniale boobee dinañ réunir 5 personnes lañ su 4 yi ñëwee su 5 yi ñëwee dinañ dem enquête su 3 yi ñëwee 4 yi ñëwee dañ dem enquête su 3 yi ñëwee dañ dem enquête moins de 3 personnes du ñu dem enquête parce que amuñu quorum le minimum 3 personnes ñooy daje ñu dem def enquête waa léegi ki nga xamante ni am na suufam wax nañu ni moom lii moom la bëgg ñu defal ko ci turam su ko indee ñun ñu jël ko dem def enquête ba mooy ka ko jox suuf sax ca la ñu jëm suñuy def enquête moo xam dañu kii baayam moo ko may wala héritage la bu mu jëlee ci baayam suñu demee ña nga xamante ni ñooy famille ba dinañ leen woo dajale leen laaj leen diw mii kat dafa indi fii kayit gii ni suuf si dafa bëgg ñu defal ko ci turam est-ce que xam ngeen diw ñu ni waaw suuf si est-ce que xam ngeen fu ngeen ko jël te lépp ci kanamu chef de village lay doon parce que nag chef de village duñ dem ci benn dëkk am def fa enquête te demuñu ci chef de village ba moom mu dëggal loola parce que nag moom mooy représenté dëkk bi kooko wax ni suuf si maa ngi ko jëlee ci sama papa ñam bokkal wax ni suuf si kat moom d'accord nañ ni baayam moo ko jox ci baayam la ko jëlee waaw léegi chef de village dëggal loolu ñun ñu bi def suñu rapport ñëw soumettre ko conseil municipal bi le conseil souverain conseil municipal bi ñu lii la leen rapport bi
mu doy leen convaincre na leen ñu voté ko su fekkente ni nii am na ay laaj yu ci jëm ñu laaj ñun en tant que membre commission domaniale ñu leeralal leen suñ ci bokkee juboo ni lii kat jaar na ci yoon ñu voté ko su majorité bi d'accordé mu jàll su majorité bi d'accordul du jàll. waa léegi Aly Ngouille Ndiaye ministre su demee tey jii ci àll bii gis fi suuf su mu war a mën a liggéeyee borom suuf sa ña moomoon suuf sa yëkkati suuf jox ko mu déposé mu déposé délibération conseil municipal bi conseil commission domaniale jóg déplacé wu dem ca ña moomoon suuf sa ñoom ñu wax ni ñoom ñoo ko jox seen suuf ñu bind ñëw jox ko conseil bi voté ko waa léegi loolu lan la ci maire def amul benn mètre suuf bu nekk ci commune Thiénaba bu nit warul amul parce que tey jii bari na ñuy wax ci àll bi dañoo bëgg suuf nañ dem ci maire bi mu jox leen suuf maire bi ku ñëw maire amul suuf bu muy yëkkat di la jox ku dem ci àll bi nag gis ka moom suuf ñu waxtaan ba yëkkat ba jël seen suuf may la moo xam dañ laa may moo xam dañ laa sarax nga ñëw bind sa demande délibération ñëw jox ko conseil bi enquête ko mu leer naññ suñ la ko délibéré yow affecté nañ la suuf sa te nag loolu moo fi am ku fi am suuf affectation loolu ci nga ko amee Augustin Tine mu tudd ñun day amul benn demande délibération bu ñu jotagul au niveau mairie boo xamante ni jot nañ fa ñu ni lii Augustin Tine moo koy demandé pour demande délibération amul moom su fekkente ni da koo gis wala mu xam ko na ñëw wan ñu ko amul kon dañu bëgg nit ki bu fekkente ni da ngay wax li ngay wax da nga koo waral teg fu leer kilifa ya mu attaqué nag ñoom la concerné su leen buñ ko dee topp ca la mu wax fan laay xam ne bu ñu ko toppul tamit fan laay xam mais ñun conseil municipal bi tuumaal nañu tooñ nañu su xamul nag dafa war a ñëw ñu laaj ñu wax ko moo gën nga nekk ci télé bi ak rajo bi di wax ti li ngay wax xamoo ci dara yow koo xamante ni nekkoo fi toogoo fi mais mënoo xam li fi xew boo nekkee ca France ñu informé la rek nangam ak nangam xew da nga ñëw di tuumaal ay gor li ma bëgg a wax te di ko wax mooy politique soo ko dee def da nga ciy seet yàlla la nga ci seet yàlla mooy looy wax na nga ko xam looy def na nga ko xam mais di attaqué koo xamante ni du sa morom du sa màppandoo kooku teguwul ci dëgg teguwul ci yoon conseil municipal Thiénaba de tooñ na leen ndax la tax tooñ na leen mooy tuumaal na leen te la ñuy def lu leer la te conseil municipal boobee am na ñoo xamante ni tey jii ay sëram lañu ci conseil municipal bi lañ bokk am na ñoo xam ne ay tantam lañu ci conseil municipal bi lañ bokk su amul information bu bëggee information na dem ci ñoom ñu leeral leer na ndax tudd na ñaari tur ak conseil municipal bi ñun beneen bi nag xëy na maire la maire moom loola wax na sànq li muy wax am na loo xamante ni xëy na mën na ko bañ a toppante ak moom mais dañoo toll foo xamante ni dañoo toll ci jamonoy liggéey mais tey jii gis nga campagne électorale bu jotoon ñu war a jéggi raay bii dugg ci brousse bii ku ne xam nga ka la man coow li fii la rek coow li nekk ci rajo yi dem sa salle toog woote presse bi ñu ñëw ngay wax mais tey ji am na loo xamante ni boo jàkkaarloo woon nag di ko wax bu boobaa des na ko faj conseil municipal bi nag wax na li mu wax tuumaal nañu réunir guñu bis bu ñu réunir nag su boobaa bépp dogal bu ñu fay jël ni kii nag tooñ nañu wala waxal nañu loo xamante ni du dëgg su boobaa kàddu ga foofa lañ koy jële la décision ba foofa lañ koy jële mais actuellement nii dinaa leeral Sénégal gépp ni amul suuf coowul suuf lu mën a jóg fii ci commune Thiénaba ñu maj koo topp de A à Z ba mën a joxoñ baaraam le maire et le conseil municipal mustaam leeral na boppam ndax li wérte wóor mooy waxoon nañ fii ni maire ne woon na leen fii ak lu jamono yàgg-yàgg nee nañ damaa jël suuf jaay ña moomoon suuf soosee tey jii bërki démboo njaay lañ mujj bureau maire ndax la tax bërki démboo njaay lañ mujj bureau maire mooy ñëw nañu jàkkaarloo ak maire xamal ko ni ko tuuma yàgg na fi parce que la ko indi mooy gis nañ ni politiciens yi ñoo nekkoon seen ginnaaw lañ leen doon def moo leen motiver politiciens yi ñoo leen doon motiver bañ wax la ñu wax mooy le ministre du renouveau urbain ñoo bindoon ni dañu bëgg benn pôle boo xamante ni nii ci région de Thiès lay nekk pôle boobu comme ay industrie lañ fay def que
ku fekkente ni ñu bind ko commune Noto bind ko commune Fandène bind ko commune Thiénaba Touba Toul Ndiéyène Sirakh ñëpp ñu bind leen ñun bu ñu bindee ñun ñu tontu ni am nañ suite bi suite boobu ñu bindaat leen wan leen ni leen ñu woo conseil municipal bi ñu joxe avis favorable ni ñoom am nañu suite boobu tey jii jusqu'au nos jours état ñi ngi koy topp parce que xam nañ suite bi fa mu nekk léegi loolu ci biir loolu Babacar Fall bi mu fi ñëwee dem pour visiter site boobu ci loolu lañ taxawoon ni maire dafa jaay suuf si dafa jaay 600 hectares mais 600 hectares yooyu tey ñoom ña nga fay bay am na ñoo xamante ni ña nga fay dugg tey di wàññi ko ni dañuy jaay foofa mais lu ñu jaayoon kat moo ko mën a jaayat kon dañoo doon tuumaal maire mais tey jii usine boobu ñu fi bëggoon implanté tey jii ma nga Sindia usine Karoba doomi Sindia yi di ci liggéey di ci jariñu ñun perte nañ ko ay emploi la ci maire yéene woon tey jii bu ñu ko defoon fii ci sud bi ñun ñi mën cee liggéey tey jii dàq nañ ko yàq nañ ko ba dem nañ Sindia waa Sindia nga cay bénéfice kon loolu lépp ay politiciens ñoo làqatu ci seen ginnaaw di leen wax loo xamante ni moom la ñuy wax ak a def te loola lépp dara du ci dëgg am na loo xamante nag du ragal dindi tuuma la kon suñu toogee ñun conseil municipal bi réunir lii nga xamante ni ay tuuma la yu yëkkateeku dal tegu suñu kaw su boobaa des na ko waxtaane mais nag Khalifa Ndiaye boobu ngeen wax li gën mooy maire du moroomam du màppandoom mu ànd ak yar ak teggin xam ni maire cur na moroomam maire kilifa la am na famem kon am na tuuma yoo xamante ni bu ko dee teg ci kaw maire yàlla aku joxe cër maire xam ni moo jaboote ñëpp kon moo tax tey jii li xew jàmm rek xew ba dëgg mais nag du ragal du ñàkk fayda nit nag cër bi nga xamante ni da nga koo jox sa waajur moom nga war a jox waajuru keneen parce que loolu mooy respect kon ci beneen laaj su amaatul foofu laa yemale sama kàddu ci loolu xula aadamiyin xilaafatun malakiyatun xula aadamiyin xilaafatun malakiyatun mata adrakatna li zamani baliyatun